mbokki internet Chrono Actu daal leen jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko doore ak jokko ak Macky Sall tey ji nag waa Kër Massar ñoo daal di aaye moom njiiti réew mi nag daal nay porox ndollu ci mbir moomee ngir waxtaan ak ña fa dëkkee jëmale ko nag ci wàllum xëy mi waral nag mu indi ay leeral ci ay quota yu ñuy lam-laamee yi nga xamante ne dañ ko joxe jëmale ko ci wàllum xëy ñu teewlu ko moom président Macky Sall. ma bëggoon andi ay leeral koom-koomu réew buy dox mooy waral entreprise yi di dund di am ay contrat di doxal contrat yooyu ci la ñuy jël ay liggéeykat liggéey bi nga xam ne état moo koy joxe mënul bëri ci am réew parce que état li muy yor mooy sécurité mooy santé mooy éducation bu passé yooyu li ci des amul solo trop ci wàllu nombre par exemple ñu nekk finance trésor bëriwuñu Sénégal yëpp nga jël ñu nekk ci administration ministère de l'élevage bëriwuñu yeneen ministères yi daanaka amul solo ci wàllu importance su liggéeykat yi état mën a jël tey Sénégal ñu ngi toll presque ci 17,8 millions habitants à peu près waxtu wi ñuy wax 17,8 millions 161,000 rek ñooy ay employés de l'état ñooy liggéeyal état muy téeméeri junni ak juróom-benn fukki junni ak benn ñoo ci liggéey ci nguur gi Sénégal yëpp kon xam ngeen ni lu mu bon war am nañu lu toll ci 400,000 muy ñeenti téeméeri junni ay nit yu xëy ñu leen di fay salaire ci Sénégal kon il faut koom-koom bi dox réew mi di yëngatu ci wàllu économie réew mi am capacité ñu wóolu ko aussi pour mën defi dugal alal jooju mooy tourner réew mi loolu moo waral ñu mën a def yi ñu def ci ay projet di ko jox ay société privée ñoom it ñuy jël ay nit nekk ay bërëbu xëyukaay pour que emploi mën a am loolu dafa am solo ñu leeral ko waaye fonction publique rek mënul régler problème mu ndaw liggéeyu xale yi ñaareel bi tam li nga wax ci quota fonction publique buy jël liggéey dafa am ñaari catégorie benn bi par concours lay doon kooku moom amul xàjj amul seen dañu def avis par exemple ministère de la santé ministre bi wax na ko sànq bu ñu war a jël ay docteur wala ay sage-femme dañuy wax jël am nañu nangam ci ay poste ñi am diplôme boobu ñu postuler joxe seen dossier ñu càmbar leen génne ci lim bi méngoo ak poste budgétaire yooyu fonction publique moo koy def ci teewaayu ministère bi utilisé muy santé par exemple su paree ñu doog leen affecté ministère de la santé kooku nag yóbbu leen ci biir réew mi ñaareel bi nag mooy fonction publique am na yeneen poste yoo xam ne bu desee moom dañuy def mooy dossier yooyu nga wax da ngay ñëw déposer ñu jox la ab numéro boo xam ne mooy wane ne am nga sa dossier fonction publique léegi nag bu ñu ne dañu war a jël par exemple ay même bu dee cadre ingénieur ci nangam ñu xool ñaata ñoo ci wuyu génie civil par exemple parce que soxla na ñu recruter pour ministère de l'urbanisme wala pour ministère des infrastructures nangam ci ay ingénieur bu boobaa ñi am diplôme booba dañuy dem déposer fonction publique joxe seen dossier ñu càmbaraat dossier yi génnee su desee nag li ñuy wax emploi de soutien mooy liggéeyu ndaw yi su boobaa si la ñu jëlaat ba tey ñi nga xam ne amuñu diplôme wala bokk diplôme yu féete suuf la ñu am bu boobaa tam ñu xool nuñ leen di jëlee mais li ëpp solo concours yi la mooy jàngalekat yi dañu def concours dem école instituteurs yi wala école normale supérieure mooy policiers yi dañu def concours dem école nationale de police gendarme yi ñu def concours dem def formation école de gendarmerie donc noonu la fonction publique di liggéeyee du tere nag léeg-léeg ñu am ay emploi yoo xam ne quota spécial état ne kat ren bëgg naa ni ñu ko defee keroog ak ministre de l'éducation may naa leen 5,000 poste enseignant ngeen recruter leen ci anam yu gaaw pour ñu mën leen renforcer loolu aussi ministre bi day def ay communiqué bu ko defee ñu xool loolu nu muy demee maintenant emploi politique nag am na léeg-léeg du politique sax emploi yoo xam ne ay quota la lu mel na COUD day faral di wax département nangam wala FERA mooy ñi yor fonds d'entretien routier dañuy léeg-léeg liggéey ak maire yi ne leen kat comme damay soxla gox bu ne ay ndaw nekk fa pour toppatoo tali bi danaa leen jox 100 ci ay liggéey wala ñeent fukk waaye problème bi mooy souvent boo ko joxee mbir mi souvent ña koy jot aussi comme ñëpp soxla liggéey dañ koy faral souvent di yemale ci seen entourage immédiat loolu tam la ñu war a yaatal te loolu politiciens yi toujours dama leen koy wax bu ñu la joxee fukk pour nga séddale mën nga jël ñaar xëy na def ko ci say mbokk mais nag li ci des nga jox ko ñi nga xam ne ñoom nga nekkal wala ñi nga bokkal gox su ko defee mbir mi gën a yaatu tuuti ku ne mën ci gis boppam mais dégg naa li ngeen wax ci Kër Massar dinañ xool lu ñu mën def aussi ci quota yi xëyu ndaw ñi nag normalement am ngeen ci
comme ni si ñëpp amee normalement xëy na mën nañ ko yokk mën na am lu ñu leen yokkal ci quota sécurité bi nga xam ne président war na ko mën yor pour di corriger ndax ñëpp mën a gis seen bopp ci loolu. UNIS du Union nationale des indépendants du Sénégal ñoom nag bégguñu benn yoon ci yéexaay yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci tabbu ko poste premier ministre ba nee nañ nag mbir ya yéex nañu lool rax si dolli nag boobu ak léegi bépp dogal bu président Macky Sall jël nag ci wàllum gouvernement bi moo xam ci tabb ay nit jaarut yoon waral nag ñu fas yéene kon amal ab kalaame ci këru attekaay bu mag bi la di cour suprême Amadou Gueye mooy njiital UNIS ñu teewlu ko. sunu mbébét mooy dem cour suprême ndaxte foofu dafa am chambre administrative bi nga xam ni lépp luy décision bu état mën a jël moo xam arrêté moo xam décret mu jóge ci président wala ci ministre soo jàppee ni dafa am lu ci jaarul yoon mën nga ko indi ci chambre administrative pour mu atte ko te ci wàllu nomination premier ministre xam ngeen ni bi ñu voté loi bi 13 décembre président amoon na 15 jours maanaam 6 jours bi nga xam ni dañ ko waroon yóbbu conseil constitutionnel ba recours yi jeex ak 8 jours yi nga xam ni dafa amoon pour promulguer ko waaye depuis début janvier dafa am wareef nommé premier ministre ñàkk ko def nag dafa am ay jeexital yu jéggi dayoo maanaam constitution bi ci article 43 dafa ne président de la république décision décret yi muy jël soo si génnee yenn yi nga xam ni dañ ko jagleel moom rek mu mën ko jël te bañ a am signature premier ministre li ci ëpp bokk na ci nomination yi nga xam ni daf koy def premier ministre dafa war a moom tamit signer décret bi pour décret bi nekk li nga xam ni dafa légal kon président depuis début janvier décision yépp nga xam ni président de la république daf ko jël ci ay wàllu nomination ak yeneen xeet kooku dafa nekk ay décisions yi nga xam ni méngoowul ak constitution bi méngoowul ak sunu loi waaw loolu nag su amee lu weesu ñu dénoncé ko dañuy jël acte yooyu décision administrative yooyu yóbbu ko cour suprême ci chambre administrative boobu pour mu mun a dëggal ni lii président di jël décision yi mu jël méngoowul ak constitution bi méngoowul ak loi bi ba nga xam ni dinañ defaruwaat parce que ñun jàpp nañ ni lii li nga xam ni sénégalais waruñu ko nangu ñun nag dañu bëgg dem cour suprême pour obliger le gouvernement à respecter la loi et à respecter la constitution inch'Allah dès le début de la semaine prochaine dinañ dugal sunu recours. ni ki tey jile waa M2D amaloon bëccëgu fàttali ak ñaanal ña nga xamante ne ñoo ñàkkoon seeni ay bakkan ci fitna yi fi nemmeeku woon ni ki waxtu wi le daaw ci coowal Ousmane Sonko Adji Sarr ba ñoom waa M2D nag lu ñu gis moo dina mbir ya yeex nañu lool Macky Sall moom lañu jàpp ni moo bëggut ngir mbir ya leer ñu teewlu ci Aïda Mbodja. la mu ñu santoon def nañ ko waaye la mu santaane woon feneen ñun gisuñu ko bu boobaa nag suñu jaan day wàcc ndax la nga xam ni santaane na ko wax ko ñii tey booba it sëñ Bassirou ne na sëriñ bu nangu téye seen loxo ñuy dóor parce que loolu lay xaw a niroon ndax médiation moom foo ko déggee rek ci tubaab ak wala fati boobu ko yam diggante ñaari nit la bu nekkee di diggante ñaari nit nag bu kii bankee loxoom na keneen ka bank loxoom waaye kii bank loxoom kooku keneen ki jël kàccirim di dóor loolu kenn du ko fi nangul kenn jamono esclavage sax loolu kenn nangu ko waxuma laay nag bañ ko aboliré yàgg na te ku nekk nga koy bàkkoo kon loolu la ñu leeral muy rappel boo xam ni c'était nécessaire ñu def ko ñu wëlbatiku itam xamal ko itam ni ñu ko séqal ak ni ñu mën a dégloo waaye itam ni mën nañoo fekk te fu ñu nekkoon daaw ren la raw nag ak loo ci mënti dégg ndax dégg nañ fi lu nekk dégg nañ fi bàkku dégg nañ fi dañ ñoo bettoon waaye ñi taxawoon seen taxawaay dañ ko gëm dañ ko gëm parce que démocratie rek taxoon ñu taxaw te démocratie boobu ñu ngi koy wattu ba léegi. ci wàllum wér-gu-yaram waxtaan wi doxoon na ci diggante gouvernement bi ak syndicat yu yëngu ci wàllum paj mi joxe wut dara waral nag fédération des syndicats de la santé F2S di xamle ni dañuy wëyal seen ay ñaxtu rax ci dolli itam gerewu ñetti fan yi ñu jàpp fukki fan ak juróom-benn ak fukki fan ak juróom-ñaar ak fukki fan ak juróomi-ñett dees koy amal ñu teewlu Cheikh Serre mi wax ci seen tuura. gouvernement bu fekkee ne am na sérieux ñuy wax ci mbir naan ña nga xam ne tey jii ñoom ñoo fa waroon a teewuñu fa loolu la ñu constaté parce que bu fekkee ni li ëpp ci problème yi ci mbirum payoor gi la beneen bi jëm ci mbirum ay plan de carrière ak yi bien que fonction publique moo koy validé mais ministère de la santé moo ko war a def ki nga xam ni mooy sunu ministre sax teewu fa woon ci rencontre démb bi donc ça signifie aisément que les gens n'ont aucun respect par rapport au travail de la santé leen li ci topp moo di tamit boo ñëwee di waxtaan ak nit ñëw ñu jox la plateforme revendicative nga am point yëpp ñëwoo def proposition di laaj nit ñi lan ngeen di laaj dafay poser problème mais loolu lépp comprendre nañ ko du lu nu bett quoi parce que xamante ne gars yi te yàgg nañ négociation quoi mais li ci
gën a grave moo di dañu toog sax même ministre budget ki leen représenté ñëw lan la ñuy wax yéen de état bi fu mu toll ni ñu ngi xool nan la ñuy defee sax loi rectificative des finances parce que guerre bi prévoiruñ ko woon fu mu toll nii dafa impacté en même temps aussi prix ngi yokku ba président de la république jël na 40 milliards ci li nga xam ni mooy prévision wu recettes yi nga xam ni ak impôts yi ñu waroon jot delloowaat ko pour que prix yi bañ a yéeg mais la mooy suñu yoon ba ñuy waxtaan ak enseignants yi wala ñuy joxe agriculture boobu affaire yi nekk woon ni ngi fi woon tey jii bu ñuy wax loolu dañuy fonto leen di demandé moo di ñoom ba ñuy waxtaan ak ñeneen dañ ne am nañ enveloppe pour tant de milliards ne nañu jox enveloppe tant de milliards boobu ñu soxla ñun bu ñu taxawee ñu xool lan lañ koy répartir léegi nag ñu ngi jouer à un jeu de division des syndicats damay xamal rek man syndicat du sama adversaire syndicat du suñu adversaire état ñun la ñuy jàkkaarloo beneen syndicat bu ñuy jéem a dugal muy dugg ci leneen na travailleur xam bu baax ñan ñoo leen di xeexal te loolu la ñuy demandé li ki des moo di suñu mot d'ordre de grève bi nga xam ne jël nañ ko danañ ko maintenir. mbokk yi internet Chrono Actu lii lañ leen indiloon ci xibaar ni ki tey jilee dig daje ëllëg lay doon incha allah si gën a jotaay xibaar jàmm ak jàmm